WPAT is 9:30 a.m. WPAT, Patterson, New York City. Dish TV is better than cable TV. Here's why. If you call right now and you're a new Dish subscriber, packages start at $19.99 a month for 12 months. That's right, $19.99 a month. Compare that to your cable bill, and the smart choice is to cut the cable and get Dish. Plus, you get all these great TV features, free HD channels, free DVR to record your favorite shows, and free installation. You even get our free Dish Anywhere, so you can take your TV on the go, watching your favorite programs on your smartphone, tablet, or laptop anywhere in the world. I'll say it again, all for just $19.99 a month for 12 months. This is a limited time 24-month offer you must qualify for, and it could change at any time. So call now. 800-818-3967. 800-818-3967. 800-818-3967. That's 800-818-3967. Non-attorney paid spokesperson. Could your house go into foreclosure? Are you behind on your mortgage payments? Does it seem like the bank has no interest in helping you save your home, and you feel like you have nowhere to turn for help? Then we have good news for you. Foreclosure Protection Services can help save your home, as they specialize in foreclosure assistance. That's all they do. If you're behind on your mortgage payments, being threatened with foreclosure, have been denied a loan modification, or been the victim of a predatory loan, it's critical that you call Foreclosure Protection Services now at 800-688-9018. Their network of attorneys and their agents are available to speak to you now. If you're behind on your mortgage payments, Foreclosure Protection Services can help stop the foreclosure process. Call today before it's too late. New laws are in effect that may save your home. Call Foreclosure Protection Services now at 800-688-9018. 800-688-9018. That's 800-688-9018. WPAT. The following program is presented by its producer, host, and sponsors.
salaamaaleykum wa rahmatullah salaamaaleykum wa rahmatullah salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. mu mel ni tey ci dibéer ji ñëwati nañ ci rajo Sénégal émergent ñu koy dakkentale la voix de l'émergence muy rajo bi nga xam ni kenn du ko jaawale. mu mel ni tey la dibéer ci ñaar fukki fan ci weeru août ñu fas yéene nag wax dëgg yàlla saafonte ak yéen saafonte boo xam ne nii mi ngi jëm ci suñum réew maanaam ci Sénégal nga xam ni Sénégal ñun ñëpp moo ko bokk nag ñu fas yéene tey ci rajo Sénégal émergent la voix de l'émergence nga xam ni ñu ngi nekk fii tey ci studio de l'émergence fas yéene nag ngonal gi nag ci suñum réew la jëm fas yéene lépp loo xam ne nii wax dëgg yàlla rafet na delloo leen ko ci suñ borom subhanahu wa taala lépp loo xam ne nii aussi wax dëgg yàlla safaan bi la na ngeen ma ko jéggal xam ne jubluwuma ko ci woon day doomu aadama laa te doomu aadama rek moom mooy jub. ngonal gi nag ñu fas yéene tey ci dibéer ji maanaam li ko tàmbalee juróom-ñeenti waxtu ba fukki waxtu ci boppam fas yéene nag ñun ñëpp nag ñu ànd saafonte bi nag dénkoom dégg nga maam suñu noppee aussi danañ ubbi antenne bi ci lu yaatu ñu fas yéene rajo Sénégal émergent nag di gërëm wax dëgg yàlla nit ñëpp parce que fépp foo tourné rek nit ñi nga koy rafetlu nit ñi sax ñoom ñoo may fàttali wax dëgg yàlla rajo bi ma defe ne nag dañ may jaay rek ñii naan wax dëgg yàlla di rajo bi képp ku ko déglu benn yoon dootoo ko bàyyi te wax dëgg yàlla noonu ñu ko waxee noonu lañ ko defee kon nag lépp loo xam ne nii ñu ngi koy def rek danañ gën a góorgóorlu daal parce que saa bu ma nee rajo bi c'est vous rek xam ne rajo bi seenu rajo la day wax dëgg yàlla dama ko def rek ngir di leen bëggal wutuma ci dërëm commerce yu ma ci defuma ci dara su ma ci bëggoon commerce aussi dinaa ko ci am mais wax dëgg yàlla moo ma mën a seede dama ko def rek ngir bëggal leen dërëm bi gën a tuuti wax dëgg yàlla amuma ko ci nag mais nag sama motif de satisfaction rek mooy feedback bi may jot nga xam ni ñëpp ñi ngi rafetlu émission bi mais nag xam leen ni nag lépp lu mën a doon rek ak dëgg moom moo koy lal. kon niñ ko daan waxee rek noonu lañ koy defee xam naa dañuy daal di commencer ci leetar bi nga xam ni suñu boroom subhanahu wa taala moom la ñu yónnee muy alxuraanul karim niñ ko daan defee muy ayatul kursi bi danañ ko foofu la ñuy tàmbalee suñu noppee nag soog a dugg wax dëgg yàlla ci émission bi nga xam ni ñu fas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. Fidèles auditeurs de Radio Sénégal Émergent, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de la voix de l'émergence et vous avez parfaitement raison d'y connecter. Je suis votre fidèle serviteur, Amadou Amar. Nous sommes ensemble ce dimanche 20 août 2017 sur la fréquence WPAT 930 AM, mais aussi en ligne sur www.wpat930am.com et au téléphone, si vous avez envie d'écouter l'émission en direct, 641 552 87 62. Et ma principale mission, à travers ce temps d'antenne, ô combien important, ô combien précieux, c'est de vous offrir des services de qualité avec des critères d'exemplarité pour un meilleur confort d'écoute qui vous revient de plein droit. Radio Sénégal Émergent, la voix de l'émergence, c'est vous. Elle est si proche, juste à côté. Elle vient en complément, en apport synergique pour faire l'écho des événements majeurs. Radio Sénégal Émergent, la voix de l'émergence, s'engage de façon formelle et certaine au tournant décisif d'une parole aussi forte, aussi claire, aussi explicite, aussi séduisante, basée sur l'art de véhiculer un message fiable et efficient. Radio Sénégal Émergent, la voix de l'émergence, vient innover, engageant un processus de recomposition, de reconstruction et diffuser à travers les ondes le concept d'un objectif commun au profit d'un beau pays agissant à sa pleine puissance et qui aura pour nom un Sénégal émergent. Radio Sénégal Émergent, la voix de l'émergence, c'est vous. Sa réussite, c'est la compétence, la rigueur, en clair, la différence émanant de son producteur Amadou Amar.
yeux éblouis de l'enfance retrouvée, à marcher dans la vie, en oubliant la fureur et le bruit de ces temps de folie. Tu m'as appris à aimer et à aimer la vie. donc mbokki auditeurs yi ma ñëwati nag ci waxukaay bi xamal leen ni leen tey ci dibéer ji rajo Sénégal émergent ñu koy dàkkentele la voix de l'émergence nit ñi yëkkati ko foo xam ni man damay jàpp ni eggul foofa xam naa ni dañu may jaay rek parce que saa bu du fóot boppam wante wax dëgg yàlla ñëpp ko rafetlu ñu may taseel ñëpp ci mbedd mi wallahi lazim rafetlu nañ ko rafetlu boo xam ne nii kawe na sama njort du tax nag ma yëkkati sama bopp du tax nag ma defe ni ñeneen ñi fi njëkk maa leen gën c'est pas possible bokk naa ci ñi mujj ñëw bokk naa ci ñi mujj am rajo bi aussi du lu ma wuti woon moom ci boppam moo ñëw wut si ma gone nag su ñëwee daw wut si la dooman lu dul nga gàttandoo ko nga jàpp ko donc émission tey bi nekk lay tëddee moo di dinaa ñëw parce que tey ci espace santé bi laay commencé parce que bee passé dama ko jëlloon na ngeen ma ko jéggulu ñu war a waxtaane nag yeggale affaire prostate parce que bee passé dañoo waxtaanoon hypertrophie bénigne de la prostate ñu koy wax adénome de la prostate expliquer leen ko bii nag cette fois-ci dañuy ñëw ci baneen bi ci des nga xam ne moom mooy cancer de la prostate maanaam naka la naka lay dikke naka la prostate bi dikkee lan mooy njariñu prostate bi ensuite cancer bi naka lay dikkee ak ensuite soo demee ba war a seeti sab docteur naka ngay toogeeg moom naka ngay waxtaaneeg moom aussi ak li nga xam ne war nga koo xam ci sa feebar lépp dana ko waxtaane tey suñu noppee aussi danañ dugg ci benn conférence de presse bi nag ki koy def c'est un patriote li tax ma tàmm ko nag dëgg la am na fu ma féete te awma lu ma ci nëbbutu waaye nag su ma gisee ak dëgg goo xam ne nii luy arranger Sénégal la dinaa ko teg lii may wax itam képp ku gis keneen ku mel ni moom mu wax dëgg yi muy wax te nee na su fekkente ni li muy wax du dëgg nañ ko yóbbu ci yoon noonu la koy waxee su fekkente ni li muy wax du dëgg nañu ko yóbbu kaso ba ñu ci dara te lépp intérêt Sénégal la ma leen di wax nag képp koo xam ne nii aussi gis nga ko mel noonu wax lu mel noonu te mu wóor ni ak dëgg la itam soo ma indilee CD bi su ma ko vérifié dinaa ko mën a teg incha allah subhanahu wa taala kii nag lépp ci wolof la ko wax kon xam naa ni yéenay déggal seen bopp yéenay apprécier seen bopp xam ne nag lépp nag njariñul réew mi la ñëpp rek njariñul Sénégal lay doon donc fi may tàmbale su ma noppee aussi comme ni ma ko waxee sànq dinaa ubbi aussi antenne bi li may tàmbalee rek mooy espace santé bi su ma defee espace santé bi ba pare nag aussitôt ma dugg ci waxtaanu kooku may wax nga xam ne c'est un patriote su ma ci egsee dinaa egg ci tur wi gën a expliquer aussi li tax ma taamu ko dinaa ci gën a
donc mbokki auditeurs yi ma ñëwati ci espace santé bi di ma leen waxoon moo di affaire cancer de la prostate la ba passé waxtaane woon nañ adénome de la prostate maanaam tumeur boo xam ne nii ci prostate bi la waaye nag du doon cancer d'abord fàttali leen lan mooy prostate su ma leen ko fàttalee prostate la ab glande la ab cër la boo xam ne nii ci góor la nekk jigéen nag amuñu ko góor rek ko am waaye nag nañu jàpp ni njariñ li yëpp aussi jigéen ñi ñoom ñoo ko moom parce que ci organe reproduction la maanaam organe bi nga xam ni am na lu muy génne loo xam ni nii ci jigéen ji lay dem nga xam ni fi la fécondation bi di mën a amee prostate expliqué woon nañ ko bi ma leen ne ab glande la fan la nekk maanaam dafa mel ni nu ma leen ko doon mandargaal lu mel ni ab doomub guro bu fere doomub guro bi fan la nekk mi ngi nekk ci suufu paftan wi nga xam ni moom mooy yore gaanawaay bi moom mooy yore urine yi moom mooy yore saw mi foofu ci boppam da koo téeñ nekk ci suufam nag muy ba pare xam nga doomu guro ñaari ñadd lay doon kii nag mu am lu mel ni raakool boo xam ne nii ma nga jaar ci digg ba nag léegi mu kepp ko raakool bi wàcc ci suuf donc raakool bi ci boppam ci la gaanawaay bi suñuy tóor ndox ci lay jaar ci raakool boobu manu bi aussi suy génn ci foofu lay jaar léegi prostate ci boppam lan mooy njariñam du defar nag spermatozoïde maanaam ferñeent yi nga xam ne ñooy tax ñu judd ko defar ferñeent yi testicule ñoo koy defar mooy ñaari bul yi nga xam ne ñu ngi nekk ci suufu góor yooyu ci boppam testicule yooyu ñoom ñooy defar spermatozoïde moom li muy defar mooy sperme bi maanaam ndox mi nga xam ni ci la spermatozoïde yi di féey ci lay nekk ci boppam xam naa mandi yu lañ koy wax ak leneen am na beneen ndox aussi bu muy liggéey te ndox mi ci boppam su fekkente ni ñu ngi ko tuddee maanaam c'est un liquide séminal maanaam foo xamee ni góor gi yaramam tàng na balaa mandi yu bee génn loolu moom mooy njëkk a génn su génnee nag ñaari liggéey lay def bu njëkk bi ci boppam dana xàll yoon wi mbir mi gën a yomb ñaareelu fànn bi aussi liquide bi muy sécréter c'est un liquide alcalin lu waral muy def liquide alcalin maanaam mooy jiitu parce que spermatozoïde yi su wàccee ci kanamu jigéen gi rek day daal di dee pour bañ mu dee nag parce que kanamu jigéen dafa acide lool moo tax muy jiitu ngeen xam rek gis rek suñu borom subhanahu wa ta'ala di muy defar loolu rek dafa jaru cant donc liquide boobu su jiitoo maanaam day bañ spermatozoïde yi dee parce que c'est un liquide alcalin te kanamu jigéen dafa acide lool te spermatozoïde yi suñu wàccee te amuñu liggéey bu mel noonu rek dañuy daal di dee liquide bu mel noonu dañuy daal di dee donc mooy njëkk a dugg liquide boobu ci boppam su duggee spermatozoïde su ñëwee duñu dee mais dana rëcc parce que ay millions la dañuy daal di daw wuti un milieu basique nga gis suñu borom ni mu mel rek ndekete milieu basique bi ci boppam su fekkonte ne fécondation am na nen ba ma nga foofa di ko xaar ca tiers supérieur tiers trompe ba ci boppam tiers extérieur trompe ba nen yaa nga foofa di ko xaar su fekkente ni ovulation am na mu daal di dem spermatozoïde daal di dem daal di te li ñuy bari kat benn ko ci daal di nu mu tuddati rek daal di koy wër ndombo léeg-léeg nag exéco dana am ñaari yeggandoo suñ demee ñoom ñaar ñëpp ñu wër ndombo nu mu tuddati bi bokk ko ñu wër ndombo nen bi bokk ko su boobaa loolu mooy waral ay seex mais du ci bare nag benn rek kay daal di wër ñi ci des ñëpp nag dañuy daal di perte daal di dee léeg-léeg nag exéco am ñaari yeggandoo ñoom ñaar ñëpp ñu daal di koy bokk donc loolu ci boppam noonu la demee suñu fa jógee ci boppam wax dëgg yàlla ci li nga xam ni loolu lay def maanaam rôle boobu cancer ñu ñëw ci cancer parce que cancer day loo xam ne ni lu doy kéemaan la maanaam nasaraan yi ci boppam ni ñu koy waxee maanaam c'est une prolifération c'est une multiplication comme nit ñi ci boppam ni ñuy dundee ñun ñi ak di dee ñoom aussi cellules yi noonu la ñuy dundee noonu dañuy dee ma fàttali leen ni ay cellules ñooy booloo joxe tissu booloo joxe organe bi ci boppam mooy cër bi nga xam ni moom la cancer bi di affecté ci boppam donc organe bi prostate la naka la koy defee ci boppam nga gis jur bi ñuy jur dañuy jur loo xam ne nii lu ëpp ayo la xam nga mbir mi ni mu demee moo di ay suñu yaram jéggal leen ma dafa am ay milliards cellules ci boppam cellules yi nag dañuy am li ñuy wax gène
gène boobu ci boppam mooy joxe ndigal cellules yi suñu waree jur su joxee ndigal ni leen maanaam jur bi nan lay demee dañuy diviser wu di multiplier wu aywa jur leen ñu daal di diviser wu daal di multiplier wu su dee ñëwee dee leen après ñu daal di dagg daal di lu mu tëddate daal di dee lii nag ndigal li nga xam ne gène bi moom moo koy joxe dana day confusion day daal di am duutu mën a joxe ndigal li ci nekk nag moo di su fekkente ni ñoom topp ñu ndigal li wala nga xam ne joxe na ko topp ñu ndigal li wala mu bañ koo joxe confusion daal dana daal di am su boobaa cellules yi dañuy jur mi ngi meloon ne tey su ma ko doon mandargaal ñun ñi nekk fii rek jigéen ñi nekk fii di jur ñii di jur par ay téeméeri doom ñii di jur par fukki junniy doom ñii di jur par 100 téeméeri junniy doom kooku naka lay mujj mel te ñiy dee bariwul kon defe naa population bi dana mujj fees dell processus kii nag noonu lay mujj demee bon su demee noonu nag wax dëgg yàlla des signes daal di commencé di génn lii njëkk a génn moom mooy les signes urinaires te li gën a doy géemaan ci cancer su fekkoonte ne day yam foofa rek waaw danañ mën a wax mais day tuxu mooy li ñuy def ay métastase ci boppam dañuy mel ni ay xorondoom yuy tuxu ci prostate bi lañ nekk de mais dañuy daal di jëkk tuxu demaat ci beneen organe ci faneen daal di wutiwaat foofa ci boppam mooy li ñuy wax phénomène de métastase si ñi nga xam ne nag ñoom ñooy commencé woo di feeñ lu njëkk li ci boppam moo di da ngay faral te lu bari nag il faut nga am à peu près juróom fukki at su ma nee juróom fukki at nag mën na koo yées ñaari at comme aussi mën na koo ëpp aussi lu ci bare daal ak nu mu mën a doon góor gi dana faral di jóg lu bare di dem gaanawaay ci guddi gi te su demee di gaanawaay bon taxaw kenn taamuwu ko mais su fekkonte ne dafa taxaw di gaanawaay saw mi ci boppam du am doole jet bi du am doole ci boppam te bala moo génn dana fa nekk di ñenkliku lu yàgg ti di génn danaan xur du sotteeku def un jet ni mu war a defee te soo seetloo liy njëkk a génn day ñeel mel ni ñaari péri ciseaux day saw mi day xàjjaloo mel ni péri ciseaux daal di génn ci boppam su defee loolu ci boppam nga daal di nu mu tuddati di xur am na sax loo xam ne nii mën naa dal ci say tànk ñu ne jërëjëf gi de mi ngi gaanawaay wante ci ay tànkam ay dàllam lay gaanawaay moom la ñuy wax malade bi de mi ngi uriner ci ay botam soo gaanawaay nag ba pare ba li génn uriner ba pare saw ba pare daal di génn du mat juróomi minute nga daal di safaat fi saase loolu day daal di doy kéemaan c'est parce que dafa am li ñuy wax une capacité résiduelle ci boppam loola ci boppam te mu am une compression parce que prostate bi neewi na te mi ngi teeñ vessie bi prostate bi mbuus nag su fekkente ne def nga ci ndox ba pare teeñ bi di ko tànc il faut mu bëgg a génnaat ci boppam loolu moom mooy waral soo gaanawaayee ba pare du mat juróomi minute nga bëgg a daal di delluwaat parce que compression bi tumeur bi mi ngi compressé nu tuddati vessie bi parce que da koo teeñ kon nag su fekkente ne da koo teeñ ba pare am doole leneen di ci des di xurxuri moo di day mel ne raakool boo def ci robinet ba pare nga jëloo xeer teg ca na nga bëgg jet bi génne noonu duutu mën a génne noonu kon mooy phénomène bi léegi nag su fekkente ne yàlla def na nga dem ci sa docteur premier li muy njëkk a def moo di ñi ngay jullee sooy sujjóot noonu la lay njëkk a defal nga sëgg mu jël baaraamam def gant def ko ci ginnaawam suy dugal di làmb di jot prostate bi ci boppam xool bu mag la naka la mel xool ni mu bindoo lépp da koy làmb ba xam ko mais pour mu formel ni lii c'est un cancer il faut mu def ñaari examen bu njëkk bi dana def ay prélèvement ñu koy wax biopsie ci tissu prostate bi ci boppam ñu yóbbu ko laboratoire xool ba xam am na ay cellules cancer leneen li ci des am na deret bu muy jël am na benn analyse boo xam ne nii dana ko def su fekkente ni taux bi ci boppam yéeg na loolu ci boppam ci lay mën a formel pour ni lii de c'est un cancer ak nu mën a doon rek su fekkente ni teel nañ koo gis bala muy def ay métastases itam danañ ko mën a faj ñii ñi ngi joxe ay chimiothérapie di def ay rajo ñii ñi ngi joxe ay radiothérapie excusez-moi ñii ay chimiothérapie ci boppam ensuite ak intervention anyway nu mën a doon rek docteur yu bare la ñoom ñoo koy tiim ñoom ñoo koy bokk radiologue beeg ak ki nga xam ne mooy chirurgien bi ak le médecin généraliste ñoom ñëpp danañ kii pour trouver un protocole li mën a doon moo di am leen fulla ak fayda kuy dem soo demee na nga laaj docteur bi ban façon opération la lay defal parce que am na ci façon opération yoo xam ne nii day su loo ko defee lay day sootul ci rondal gi ngay tëdd dootoo tëdd ci kaw lal bi beneen bi ci des aussi am na genre opération yoo xam ne nii xam naa ne kooku mooy tane sax da nga mën a ànd ak sa soxna day wax dëgg yàlla yaa ngi ak sa wér-gu-yaram da nga mën a ànd ak sa soxna wante man yu bi du génn day def li ñuy wax une éjaculation rétrograde day delluwaat ca vessie ba ca parfanu saw ma sooy gaanawaay nga gis mu weex man yu bi ànd ak saw mi di génn
ak nu mu mën a demee rek rajo Sénégal émergent la voix de l'émergence mi ngi ñaan képp koo xam ne nii feebar nga yàlla na suñu borom subhanahu wa taala yëkkati képp koo xam ne nii aussi jàpp nga ni wax dëgg yàlla aussi dara jotu la suñu borom mi nga xam ne moom mooy aar yàlla na la aar ba dara du la jot ci boppam. donc xam naa ne damay daal di tàmbalee rapidement ki ma wax ni moom lay teg mooy l'honorable député Ousmane Sonko. ñu bari nag danañ jaaxle parce que xam naa ni danañ ni wuude bi day li muy wax ci bëy wi danañ defe ni der baa tax mais dama leen ne rajo bi rajo bi dëgg la du parti moomu ko Masamba moomu ko Mademba moomu ko maa ko moomal sans bopp di ko fayal sans bopp lépp loo xam ne ni gis naa ko muy njariñul Sénégal dinaa ko teg ak dinaa endossé nag les responsabilités ak nu mu mën a demee parce que ku dul yàlla ci boppam ragaluma la te lii may def ci boppam njariñul Sénégal moo tax ma def ko am naa fu ma féete ba ñëpp xam nañ ne am na fu ma féete mais du ma gis loo xam ne nii ak dëgg la ma ciy teg tànk Ousmane Sonko su fekkoonte ni wax na wax ju leer nee na leen lii may wax ci boppam su fekkente ni du dëgg yóbbu leen ma ci yoon kenn yóbbuwul kenn àdduwul képp ku bëgg na nga ñëw ñu def débat kenn waxul waaw laneen di ci des nee na bañu ci dara kon nag su fekkente ne gis nga dëgg gu mel nii wax dëgg yàlla du ma def lu dul teg ko keneen itam ci député yi ñu fal 165 yi képp ku ci gis koo xam ne nii wax na li Ousmane Sonko wax wala mu jëf li Ousmane Sonko jëf ni dinaa jël sama salaire dinaa ko jël dinaa ko xaaj ñetti xaaj benn laa koy soxla benn bi yi ci des yëpp dinaa ko joxe ñaari xaaj yëpp dinaa ko joxe ko gis député bu ko def nanga ma ko wax soo ñëwee dinaa ko wax fii dinaa ko teg fii léegi daal li ma leen di wax rek moo di dinaa commencer rapidement teg ko su ma noppee dinaa ubbi émission bi après jaar ci publicité yi incha allah subhanahu wa taala nga xam ni lii kat nañu xam ni mbiru daal di taxaw ne track de Ibrahima la ci andi na fi xaalis bu bëri gis ngeen 23 milliards depuis World du dëgg depuis World xaalis boobu jógewul ci track des biens mal acquis rapport IGE la mu wane ni li ñu waroon verser ci 53 milliards am na li ci des naaree tiit daal di signer seen chèque amul benn rapport ak loolu waaye responsabilité yi fa amoon ci ñi fa def tooxi doode laaluñu leen. am na lu fi xewoon ci benn gaalu pétrole bu ñuy wax navire Olinda IGE daal di def recommandation ne Samuel Sarr nañ ko topp ci yoon 9 milliards sànq nañ ko foofu ana dossier boobu ñëpp xam nañu relation bi ñu am ñoom ak Samuel Sarr kenn déggul ñu wax ci noonu la amee ci beneen dossier bi nga xam ne ci Sénélec la woon ak entreprise bi ñuy wax Mina Distribution nga xam ne tey mi nga Sénélec suba mi ngi Azer te fu mu dem rek milliards yi dul jeex moo naan mes ne menteñ te kenn du ko tudd ñu dellu si waat ne affaire Petro-Tim li nga xam ne bu bees la affaire Petro-Tim rapport am na ci waaw naka la président Macky Sall mu ne làq raqam ci gannaaw muy ndongi fële Géejawaay di may ay auto di def lu ko neex ba pare bëgg a songu mbokk jàmbur yi na génne rapport boobu parce que li xew ci dossier boobu mara d'Italie te ñoom donga la ñoom i neen dossiers yi su ma ko toppoon bëri na bëriyaay yoo xam ne ñi fi joxe waxoon ne ay kuddu jëndee nañ ko xaw ma ñaata surtout 45 loolu lan naa ni kuddu gi moom jamaa la woon tey ñoo ko doon teeru fële Saint-Louis ñoom bay la wan ñi fi def lu ne ci LONASE toog ne Ablaye dama ko yónnee woon loolu mooy seen argument wëlbatiku ne APR la wax ja jeex na waaw kooku su ñëwee taxaw nañu justice rek laay def dossier Khalifa ak keneen justice rek la kan moo koy gëm ñi fi ne ci salle bi yëpp journaliste yëpp kenn gëmu ko ñëpp xam nañ ni politique dong la du leneen loolu nag moo mënul wéy ci réew mi su ngeen seetloo ñi ma tudd ñëpp dafa am wax yoo xam ne dafa jot ñu wax ko parti ba la ñu bokk ca xeet wala ñu bokk ca deret ba la ñu bokk keneen ku dul loolu moom bis boo amee problème mu ñaar fukk bu yeboo say mbokk waajal la loolu mënuñu koo nangu gis nga équilibre wala li ñu jot a tabaxee Sénégal gi nga xam ne waasoo mosu fee am ay différence yu xeet wala ethnie wala mosu fee am sénégalais nañu xam ni tey ñu ngi koy caaxaane ci réew mi ndax koo fi song jaay ko doole dafa am mbokk de koo fi song jaay ko doole dafa am mbokk te bu ëppee nag tuuru ndax gis ngeen li commencé xew ay Grand Yoff ak yu demee noonu bu ëppee tuuru nit dina jóg xam ni kii ci ñoom la bokk ñu xaar ba guddi dem def fa lu ñu farul def kon nag kilifa yépp wax commencé ko ci kilifa diine yi kilifa aada yi
responsable moraux yi citoyen nañu jóg jël seen responsabilité te xam ni ak yi ñu am te ak yooyu depuis des siècles et des siècles la fii dañuy kalante diggante ethnie yi dañuy kalante diggante sant yi mosuñu am problème dañuy seente diggante Mankaañ ak Joola ak Olof ak mosuñu am problème boobu waaye ñeenti at yi li fi xew buñ ci jógul njaaxum am te loolu suñu responsabilité la ñun ñëpp. ba tey ci rapport yi am na ci yoo xam ne yëpp jébbal nañ ko procureur directement parce que xam nga ni audit di doxee Sénégal corps de contrôle yi ma lim yëpp kenn amu ci possibilité jël rapport am rek dem jox ko procureur ba mu des benn muy OFNAC bi ko ndaw si defee Nafi Ngom Keïta def ci liggéey bu mucc ayib defal ñu rapport bii nga xam ne macha allah bii ca lañ ko dàqee yow nee nga gestion sobre et vertueuse te xam ngeen Nafi Ngom Keïta dafa dooroon dossier Petro-Tim nekk IGE ñu dàqee ko IGE yóbbu ko OFNAC far plainte ñëwaat foofa bi muy dem bay waaj a boucler rapport foofu ñu ne ko d'ailleurs sax yow nag ñoo commencé sonnal ca lañ ko fa jëlee waaw mais am na ci yoo xam ne moom jotoon na ko déposer directement ci procureur parce que seen statut ñoom may na leen ko procureur de la république bi taxaw nag bëgg ñëw gëm loolu lu ñu mënut a gëm ndax nu nit am nañu xel te jàng nañu droit te xam nañu nu institution yi di fonctionner ci réew mi moom as ndaw kese la dañ koo abal bët abal ko nopp abal ko làmmiñ fu ñu ko joxañ nag foofa rapport yi comme taxaw na wax ci dossier Khalifa Sall wax ci dossier Abdoul Mbaye nañu wax ci dossier Omar Anne fan la ci toll tax yooyu jiitu foofu moo jiitu te lu garaaw a garaaw fa am ndax dossier Khalifa Sall ñi ngi wax ay 30 millions par weer fële dénonciation dafa ne 150 millions par weer la waa ji di yóbbu muy presque 1 milliard 800 bi ñu jiiñ Khalifa Sall ci 8 ans waaye moom mooy borom APR dëkk ba nu mu tëdd sax déedéet non moom APR fële la APR Podor wala Njum APR Njum mooy borom APR Njum moo tax kenn du ko tudd kenn du ko wax ñeneen ak ñeneen ñu ni mel ñi ma lim ni ñëpp kenn du leen tudd kenn du leen wax comme moom am na sañ-sañu ñëw taxaw ci kanamu askan wi dossier politique taxaw mu ñëw wax ci na dellu si waat wax ñu dossier fu mu toll lu mat 10 saisinu OFNAC mi ngi ci table am fi mu toll nii te lépp nag seen gestion la procureur fan la ci toll ñu koy waxal nag ni nun kenn duñu xoqatal justice bi dinañ ci wax de kenn mënuñoo tere wax ci parce que nun Sénégal bi ñu amee indépendance dañoo jël li France joxe woon ne attewuñu ci turu yàlla dañoo atte ci turu askan wi waaw noo mu ne atte ci turu ni sax du wax ndax d'accord na wala ndax kontaan na am de la justice est rendue au nom du peuple sénégalais mu ne d'accord uñu ak président d'accord uñu avec assemblée nationale d'accord uñu ak suñu armée bi doy na waar suñu administration bi doy na waar waaye kenn du wax ci justice mais loolu fu ñu ko teg sol robe noire may la loolu danañ ci wax su dee doxul ni mu war a doxee nee na nag dootul nangu kenn tilimal deru justice ñu tontu ko ni deru justice ko tilimalal boppam te ay magistrat taxaw nañu ne justice amatul indépendance justice nag fu mu amatul indépendance rek dootul justice injustice lay gën a jege union des magistrats nee na la justice n'est pas indépendante xeex na ko fii ci réforme bii ñu dugal nga xam ne bëgg a verrouiller système bi xam nga président Macky Sall ni muy verrouiller système bi mooy ñii ñoo koy songal opposants yi ñii ñoo koy gérer élection yi ñooñu ñëpp nag il fallait ñu mettre leen ci benn situation boo xam ne macha allah ñoo ne magistrat ne d'accord ñu def forcing yóbbu seen l'Assemblée nationale bëri nga xam ne cin bu amul kubéer la ñu kii loolu kenn du ko wax pourquoi donc dañ ko tudd te ñu ngi koy ñaan niñ ko ñaanee président Macky Sall ndax nun lu mel ni CREI yi mosuñ cee d'accord sénégalais yi dañ dul suivre évolution wu nit ñi damay fàttali ni 2012 avril 2012 dañ ma njëkk a invité Sud FM Assou Mbène Kane
ma def benn débat maag Moubarak Lo enregistrement baa ngi nii sama téléphone mun naa leen ko jox boobu la ñu annoncé ne dañuy def CREI man leen lii njaaxum la musiba la 21e siècle nga bëgg a andi justice inquisitoire yow sa appareil photo bi rafet na kaay ma denc la Rebeuss nga wax ma foo ko jëlee loolu du justice c'est de l'inquisition te defuñu ko lu dul xeex ay adversaires politiques parce que kan mooy arrêté liste ñuy dem CREI kan moo koy arrêté ci laa ne moom moomu di yóbbu nit ñi CREI président Macky Sall déclaration de patrimoine am mi ngi nii lem ca déclaré te lépp mu am ko ci juróom benni at ndax bu leen fàtte ni ba bi muy nekk ministre déclaré wu fi ni am na kër lam fa déclaré te déclaration bi sax moom mën nañ cee tey xel ci dara ndax déclaration bu amul compte bancaire wala peut-être compte bancaire bi toll na loo xam ne su ko waxoon nit ñi xam mais suñ ko jëlee noonu mu mel noonu rek ni mu toll ay 35 véhicules ak ay xawma tant de village nangam sooy jàpp ay nit di leen yóbbu CREI ne leen sa ñetti kër yi wax ma noo ko amee te yow nga yor ci lu toll noonu sa jabar yor ci lu toll noonu demal nga taxaw ci kanamu nit ñi nga wax fan nga jëlee xaalis loolu lépp balaa ngay digle càngaay kay nga door ko ci sa bopp loolu lépp politique la ba tax ñun sénégalais yi la ñuy waxal ne leen ñu ngi seetaan de te réew mi ci fitna la jëm ndax su dee yaakaar nañ ni lii mun na xoqatal nit ñi nun de tiitaluñu ragaluñu du kaso du bal bu ñuy dóor du agression parce que réew mi kenn ëppalewuñu ci mais nag li ñu am tey te mooy loolu rek ay richesse Sénégal tey la ñuy doog wax pétrole ak xaw ma lan ak lan mais Sénégal lii woon dooleem yépp mooy jàmm ji mu am mosuñoo am coup d'état mosuñoo am guerre civile mosuñoo am léeg-léeg lii loolu de fi mu ne nii mi ngi en danger parce que ñoom suñu déterminé benn dañu xam ne ñi ñu jàkkaarloo déterminé nañu fukk te ragal rek nag mooy làqatu ci gannaaw état di xeex ku ci daan woon tey woo sëñ si yëpp ne leen intervenir tey mu tëj ma dégg naa ñenn ñi bi ñu xuloo ak Ablaye Wade fu ne dem nañ fa nes daf may tëj ragal rek moo mel noonu ku ci daanu transhumé wala mais loolu jeex na sax léegi daanu transhumé wala daanu jël sa avion dem France mukk fii ngay toog ñu réglé lépp ba mu leer nañ ñu ne nag problème bi am ci mbir mi nag daf ñuy andi ñu waxtaan ci ni ñu yoree alalu réew mi ndax kees boobu ñuy tuddee Khalifa Sall mais moom moo ci gën a tuuti le est-ce que sénégalais xam nañ ni président Macky Sall 8 milliards la am ci kees boo xam ne kees bu ñuul kukk la lëndëm kenn xamul lu ci ne moom sax xam naa su duggee day réer kees bu lëndëm kuruus mu koy utiliser rek nu ko neexee te kenn du ko contrôler est-ce que xam ngeen ni Moustapha Niass mi nekk assemblée nationale ñi ngi naan 500 millions peut-être ëpp na ko lañ ko jox ci suñu xaalisu réew mi suñu lempo nga xam ne jaaykatu caaf bii toog fii su génnoon tey dugg ci boutique bi jënd almet ñu ne ko am na TVA 18% yërëmuñu ko sax moom ñu jox leen ko ñoom ñu toog di ko noose comme léegi ñoo ngi cay topp ay nit ñoom nañu andi seen pièce justificative ndax bis bu ne nga dégg ñu ne joxe na 20 millions fële nit ñaa ngay xeex joxe na 10 millions fi nit ñaa ngi xëccoo séddale bi yëpp ngeen gis ñu naan diwa baax ci alalu jàmbur kay yomb na loo xam ne da nga ko kii nga jël jox say mbokk jox say soxna jox say kii ku nekk fu mu romb joxe kees yooyu ñu créé pour entretenir de la clientèle politique gis nga boo gisee ñenn ñi di rey seen bopp pour am genre poste yooyu ba tax ña nga àndoon démb ak barki démb yëpp nga mun leen tëj kaso kees yooyu rek la kees yooyu daganut dafa war a dañ ci réew mi gis nga kees yooyu réew yëpp soo demee am na benn kees bu ñuy wax benn kees rek boo fa am benn ñu koy wax fonds spéciaux kees boobu li ko tax a jóg mooy am réew mënoo bind lépp ci sa kayitu xaalis li ñuy wax budget am na ay dépenses yoo xam ne dépense secrète la mooy lu mel ni soo doon dem espionner mooy lu ñëtu xam nga réew dañuy lu ñëtunte xam naa ni crise gambien bi bu mu amee moom Sénégal lu ñëtu ba bàyyi fay bëtam yooyu mënoo ko bind du lu ñuy bind ci budget mais loolu tekkiwul it dañ la koy jox rek boyal ko am na nuñ koy caytoo ñun am nañ ci ay propositions yu ñu def yoo xam ne dinañ ko rendre public bu soobee yàlla dañ ko war a caytu
ceytu spécial moom it mais li mu andi li ci coow bi ci laxas yépp mooy financement naka la parti politique sénégalais di amee xaalis naka la parti politique sénégalais di amee xaalis foog ngeen ni nguur gi parti au pouvoir bi xaalis bi ñu pasar ni fan la jóge dañ foog ne ay cotisation la jóge parti foofu soo fi fixé cotisation 10 000 sax nit ñi war la gannaaw xaalis bi ñuy jël ci yu mel nii ak ci yeneen ak yeneen luubal yi ngay gis ci marché public yi yépp dajale xaalis rek pour dem élection su dee président Macky Sall ci boppam moo naan ay directeurs généraux ku gañewul ci yéen ci élection ma dàq ko yow nommé yow directeur général pour le Sénégal pour mu liggéey da nga ko nommé pour mu dem élection foofu fan lay jëlee lu mu demee élection saa yu dem week-end ñu dagg ci carburant bi dagg truc moo tax soo demee ci ministère yi ki ñu gën a ragal mooy le DAF nuñ koy tuddee sax DAGE bi moom duñ ko tudd mukk ndax moo xam secret mooy dagg di joxe loolu moo fi war a jeex ci réew mi ñun de suñu parti gëm naa ni Sénégal ba mu daj ñun rek wala su amee ñaar wala ñett ca la yam ñooy respecté li yoon wax mooy at wu ne suñu état financier nañ ko déposé avant le 30 janvier ministère de l'intérieur te yoon dafa ne ku ko deful dañoo war a tas sa parti bi laaj leen Abdoulaye Daouda Diallo bu ngeen ko gisee balaa muy jël temps yëpp nekk foofu di ngur-ngur yi nu ñuy def ba luubal élection yi laaj leen ko ndax lii mu ngi koy appliqué bu ko appliqué woon de gëm naa ni léegi géew politique bi benn wala ñaari parti fii ndax kenn respecté wu ko alors ñu daal di terminer ci ñu yeggali suñu wax ci mbirum gouvernance économique bi mooy mbirum koom-koom xam ngeen lii lépp su ngeen ko gisee te balaa may tëj boobu sax ma wax ak askan wi ndax lii lépp su amee askan wee taxa ndax tant que askan wi amul benn bët bu muy xoolee politicien lu dul lan la may andil suñu politicien ku ci toog ci nguur di nga sàcc ndax kenn liggéeyu ko kenn donn ko foofu rek nga ko mën a jële xaarewuñu ci politicien muy financé politicien du cërëm li tax politicien Amérique du ko def te ñu ëpp ñu alal politicien France du ko def te ñu ëpp ñu alal politicien li ñu xaar ci moom mu am gis-gis bëgg réew mi am programme loxoom set wicc ñu jox ko réew mi mu defar ko ba kenn ku nekk sa wërsëg fekk la fa nga ne loolu la ñuy xaar ci politicien mais tant que ñi ngi xaar politiciens yi di andi weccet dinañ ko ne di sàcc seen alal di leen ci jox as tuut koo ci tudd ana a njabootam ana doomam ma nga Canada ma nga États-Unis ñun suñu doom yi nekk fii ci abri provisoire yi donc lii lépp ñaare ñoom ni ñuy fonctionner mooy saa suñu jaaxlee rek gaawantu jaxase carte gi waaye loolu du tax ñu du tee ñu fàttali population bi ne leen luubal gi bëri na ci réew mi de jaxase carte gi bëri na ci réew mi te nag dañ leen promettroon gestion sobre et vertueuse yorin bu cell yorin bu sell te jub defe naa noonu la yorin gi de sellul jubul biñ fa toogee ba léegi ba ñu nee Sénégal am na pétrole balaa ñu naan la ñu jaay pétrole ba lañ ko jaay yooyu yëpp nag ñuy yégal nii lii ñuy def nii du tax ñu fàtte xeex yooyu te ci fan yu néew en tout cas ci biir weer wi ñu ne dinañu am duma ci wax lu sori parce que dañ koy liggéey ak ñu bëree bëri dinañu am ay initiative wala ay contre offensive yu rëy yu jël yoo xam ne ñoom danañu xam ni moomuñu réew mi te li ñu seq ñun ñëpp bokk ko duñ leen ko seetaane noonu ma daaneel daal ci wax nii suñu toppoon yoon Macky Sall mandaam jeex na dina jeex le 3 avril la ca des matatul weer parce que yoon li mu wax mooy boo demee ci biir mandat nga bëgg a soppi constitution bi surtout lu mel ni mandat bi ci duréem da nga war a am looy bind ci biir ne lii ñuy soppi nii est-ce que mandat bii ñu nekk nii bokk na ci wala bokk ci Ablaye defoon na ko 2001 ak 2007 defe naa waaye moom defu ko xam naa nag comme moom dafa am benn constitutionnaliste bu mag a mag bu bëri xam-xam bu ngeen ko gisee journaliste yi ngeen laaj ko mais ñun li ñu jàpp te dinañ ci diisoo ak opposition bi yépp
mooy loolu fu mu amati à partir du 3 avril acte yi mu posé yépp jàpp nañ ni c'est anticonstitutionnel ndax il n'est plus légitime te daañu bind conseil constitutionnel ne ko mu leeral mbir mi amuñu ci nag yaakaar bu bëri ndax ñëpp xam nañ ni fii li ñuy wax haute juridiction dossier bu ñu ne politique a ngi ci mënoo ci am benn yaakaar moom loolu xam nañ ko waaye teewul ba ñëpp xam ni def nañ ko rek su weesoo dinañ saisir cour CEDEAO parce que dañoo bokk ci CEDEAO te mu am ci sañ-sañ même su dee amul pouvoir de contrainte dina wax le droit mais ñu xam ni dootul président bu légitime à partir du 3 avril mun na def forcing nag dem ndax moom jàpp na ni yor na administration yor na armée yor na lii yor na laa lu ko neex lay def amul kenn ku mu fulaal ci réew mi ñaareelu mandat jaral na ko lu ne ñu leeral loolu nag ci boppu sénégalais yi lii mooy li ñu bëggoon a wax waaye nag di jeel a daaneel ci ñaar rek yu gàtt ci 1 minute benn bi ñu jëmle ko ci opposition bi ne opposition bi yëpp daje booloo waaye du yem ci opposition bi ñépp ñoo xam ne fii Sénégal suñuy liberté suñu démocratie yitteel na leen nañ ci ànd ñu jàmmarloog waa ji parce que kii suñu xeexul ak moom du dellu gannaaw ànd boobu nag ci wàllu opposition bi kese waruñu koo tënk ci élection ndax opposition bi am na lu ñu commencé woon mu dox bu baax a baax a baax waaye keroog bi ñu nee nañu def liste unique ñenn ñu ne noonu mënuñoo bokk ci liste unique la ñu bëri doon yox-yoxi waaye nit mën nañoo ànd xeex dëgg bu loolu weesoo ku nekk jaar fu muy jaar te doon loolu la ñu gëm loolu daal mooy li ñu bëggoon a daanelee conférence de presse bi di delloo kàddu gi journalistes yi su dee am na ay laaj ñu. Voilà donc auditeurs yi kooku mooy honorable député Ousmane Sonko li ma wax nag 165 députés yi nga xam ni ñoom lañ fal fi mu nekk nii ci législature bu bees bi nii képp ku ci am ku mel ni moom wax li mu wax moo xam ci opposition bi la moo xam indépendant moo xam ci mouvance présidentielle bi la soo ma indilee cassette bi en bonne et due forme dinaa ko teg parce que dinaa xam ni intérêt Sénégal la émission bi nag j'endosse toute la responsabilité lépp lu ma ci góobe dinaa ko gar su ma ko garee aussi dinaa ko laax su ma ko laaxee ku indi sa wattu soo ci bëggee ma may la ci su fekkee ñeme nga di résumer rek très rapidement les publicités di leen fàttali Pikine African Restaurant nga xam ne mi ngi ci xàllu 116 bi soo fa duggee lépp loo soxla ci lu neex da nga ko am téléphone 646 922 70 15 nga dem ci Afrique PC bi mondoy ci boppam computer téléphone yi aussi soo demee numéro téléphone bi 718 807 92 39 917 334 60 99 di leen fàttali aussi Pikine Diaspora rajo nga xam ne mooy rajo bi nga xam ne dañuy collaborer ak moom suñ noppee émission bi moo koy dugal ci Facebook moo koy dugal ci YouTube muy nga xam ni boroom xam-xam yu am solo ñoom ñoo fay waxtaane dimanche yu nekk midi ba 4 heures bu leen fàtte aussi Adja Khadi Food Distributor aussi ci boppam muy store bi nga xam ne mi ngi ci 116 bi mburu maa nga fa ak lépp loo soxla da nga ko fa fekk ci boppam Tabaski gi jot na yéen ñi soxla ay mbasin yu rafet ci boppam su ngeen demee ci xaalu 116 bi di ngeen fa fekk Mia Royal Luxe ci boppam nga xam ne basin yu rafet doo nga fa nekk ensuite basin couleur yi jóge Autriche yi jóge Allemagne ci boppam ay caqi peme yoo xam ne nii ñi nga jóge gànnaar aussi ñoom itam ña nga fa seen numéro téléphone mi ngi nekk 917 310 70 15 70 50 917 310 70 50 ci boppam soo fa demee lépp loo soxla ma nga fa te prix yi yomb lañ Kër Kumba aussi soo fa demee lekk yu neex yëpp nga foofa 212 866 39 00 lépp loo soxla ci lekk gu neex soo demee da nga ko fekk foofu bu leen fàtte Sëriñ Maxtaar Mbàkke itam nga xam ne wax dëgg yàlla mi ngi ak ay yére yu rafet lool xew yaa ngi ñëw soo demee dana la ko baaxe moom itam numéro téléphone am 917 723 37 93 bu leen fàttali aussi soxla yi bare nañ lool Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Niass ci boppam itam soo fa demee ko yàlla may la ci ñaan numéro téléphone am 917 545 64 68 ci boppam bu leen fàtte aussi di leen fàttaliwaat Pikine Diaspora rajo nga xam ne wax dëgg yàlla rajo la bu mucc ayib la
di leen fàttali aussi suñuy limaan bi Serigne Abdou Samad mi ngi liggéey bu rafet ndax fan yi yëpp xale yi ña nga fa ñaari xale nga fa xam naa teel a war a jeex sax ñu ngi doon dénkoom dégg nga maam di tari kaamil bi xale yi wàcc nañ kon nag na ngeen ñaanal xale yi ñaanal aussi suñuy limaan bi Serigne Abdou Samad itam wax dëgg yàlla mi ngi liggéey bu rafet moom ak bépp kilifa boo xam ne nii yaa ngi liggéey ci alxuraanul karim ji tax dibéer ji di ñëw aussi defe naa ci la cérémonie bu mag bi ñëw bu leen ko fàtte xam naa danañ ci dellu si waat ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala donc ma dellu si waat li tax ma choisir aussi Ousmane Sonko dinaa ko wax d'ailleurs am na benn livre boo xam ne nii génne na ko ci boppam mu ni pétrole et gaz chronique d'une spoliation bi ma déggee baat bi nag dama tiit dinaa leen ko wax parce que spoliation day baat bu garaaw lool ñu censuré woon livre bi ni du dugg Sénégal ba mu yàgg ñu bàyyi ko léegi livre bi dugg na spoliation bi ma ko déggee damaa jël sama loxo teg ci gémmiñ te nee na amul lu mu ciy bañ amul lu mu ciy daw képp ku bëgg na nga ñëw def débat su fekkente li muy wax du yoon yóbbu leen ko kaso pare na ci loolu spoliation mooy loo xam ne nii loo moom la maanaam pétrole bi ak gaz bi ci boppam lu leew Sénégal la yoonu Gambie nekku ci yoonu Mali nekku ci yoonu Amérique nekku ci yoonu France nekku ci spoliation mooy loo xam ne ni loola leew la nga ñëw am ñëw ni ko coppet nangu ko loolu mooy spoliation te baat boobu ci boppam wax dëgg yàlla muy baat bu rëy man bi ma ko déggee dama tiit parce que spoliation loo xam ne nii loola leew la yaa ko moom mu am ku ñëw wala ñu ñëw ni ko coppet nangu ko xam naa livre bi dinaa ci dellu si waat parce que de mi ngi doon wax ne danañ def dédicace bi su fekkente ni def na ko ba pare aussi xam naa livre bi yëpp duñ ko mën a dikk mais danañ ci tànn wax dëgg yàlla ay naal yoo xam ne nii incha allah danañ ko mën a leeral pour auditeur u rajo Sénégal émergent la voix de l'émergence dikk ci donc maa ngi sant ñëpp maa ngi gërëm ñëpp xam naa ne xat na lool pour ñu ubbi antenne bi nañu xam ni Sénégal suñu Sénégal la nañu xam ni kee fa nekk suñu borom subhanahu wa taala teg ko fa dañu ko dénk moomul nee naa leen mbir mi bul la buy tourné képp koo xam ne ni saw tur ñëw na da nga ci jot li ma koy ñaan rek di ko wax aussi parce que man du ma ànd rek ba pare su ma gisul lu dul yoon jël sama tànk teg ko ci dinaa ko wax lu ma ci fekk aussi dinaa ko jël na gën a góorgóorlu Sénégal suñum réew la ñun ñëpp ñoo ko bokk lii moo ñu war ci Sénégal kon mbokki auditeurs yi rajo Sénégal émergent la voix de l'émergence mi ngi sant ñëpp mi ngi gërëm ñëpp ñu ngi leen di jox daje dimanche bi di ñëw suñ ko